ñëpp jàppoo ngir ñu sàmm forêt bu Casamance. waaw parce que nag dafa nekk loo xamante ne en général facteur de violence la. ndax forêt bi li ñuy dagg ci bois bi nga xamante ne moom la ñu dagg muy coupe illicite bois bi dafay indi jafe-jafe yooyu tey bokk na ci li gën a yokk wala li gën a xam cette crise casamançaise ndax li ñu wax ne ñi nga xam ne ñoom ñoo koy dagg fa nu koy jëfandikoo la nga xam ne moom la leen di jariñ ngir financement ci seen ay activités rawatina ñoom ñi nga xamante ne ñoom la ñu dippee rebelles yi donc c'est bien le président de la République ñëwaat ci loolu d'autant plus que thème bi ce sont les forces de défense et de sécurité ak résilience nationale donc bu ñuy wax force de défense et de sécurité xel yi dafay dem ci Casamance cette région verte cette belle région bi nga xamante ne mi ngi ci biir Sénégal mais ñu gis ne fan yi yëpp daanaka am na fa ay jafe-jafe bu ñu ko waxee moom mooy rebelles yi jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy armée bi démantelé ay bases yu bari mu def ci ay jéego yu am solo à saluer mais moom ay conséquences yi moom mooy presque plus de 600 000 familles yoo xamante ne dañu dem daw làqu ji ay dëkk yu ci mel ne Gambie plus de 30 écoles yoo xam ne tëj nañu leen te loolu li koy indi bokk na ci li ko suuxat dagg boobu nga xam ne ñu ngi koy dagg garab yi donc c'est normal parce que ñu bëri dañu wax ne le président de la République bii pa ngal la ne wax ci Casamance c'est vrai que mbirum état la c'est très sensible aussi président de la République mënul yëkkati kaddu moom li mu war a xam askan war ko xam am na yoo xam ne waruñu fa yegg mais c'est bien mu def discours bi wax li nga xamante ne bokk na ci li nga xam ne moom daanaka moom mooy lay taayal wala boog liy faral di indi loolu nga xam ne violence la ñu koy nemmeeku Casamance ñu bàyyi ko pour préserver cette belle forêt li nga xamante ne am nañu ko foofu dans le sud du pays fléau bu yàgg la Mansour mais dafa mel ni bile yoon taxaw nañu temm ngir jëlee ko fi ba abadan ndax dégg nañu gouverneur bu Sédhiou moom itam même bëgg-bëgg bi la am annoncé nañu ni taxaw nañu temm am message bi xadi jëkkul tey xëy na dinañu soppi doxalin mais bu ñu doxalee ne bu doon doxee itam dafay continuer di nekk alu Casamance naat na la fa nekk ci ay ressources bari na ci wàllu garab ñu ciy bénéficié wu di nekk ay milliardaires bari na am na ñuy def ay vidéo ci ay seen ay dépôts yi nekk Gambie ak yu mel noonu c'est-à-dire que luy law boo bañee mu continuer da nga koy dagg ca fa law tan ngay tàmbalee loolu mooy l'essentiel fexe ba du garab yi dootul génn Casamance mais du aaye daggum garab mais bu fekkee sa dëkk dafa am ay ressources ci wàllu bant yoo xam ne am nañu ci nekk ay milliardaires yow mun nga ko dagg pour sa dëkk mais créer ay entreprises yoo xam ne daañu ci liggéey ci façon bu légale sa dëkk mën cee am doomi dëkk ba mën cee liggéey ci façon bu légale au lieu ñuy jëggaani ay bant ñun ñu mën koo jariñoo au lieu suñu artisans yi di sonn ci bant yu ñu liggéey ñu mën koy jariñoo mais ñeneen ñëw di ko dagg ci anam goo xam ne jaaduwul ngay annoncé ni dañuy xeex ndaggum garab mi mais pourquoi pas yow ñu koy dagg la ñu koy doyee nga implanté ay entreprises yu mel noonu parce que ab àll itam mënut a nekk ab gott rek di naan ci naan dafay goo xam ne kenn du ko exploité dinañ ko exploité mais façon bu illégal bi ñu koy defee boo ko bëggee xeex da nga fay indi légalité ndaw yi fa tàmm di daan seen doole di fa daan seen doole jafe-jafe yi Sénégal am ci wàllu këriñ jafe-jafe yi Sénégal am ci wàllu gaz jafe-jafe yi ñu am ci wàllu bant mais mënuñ ko saafara ci àllub Casamance mais xeex ko rek mais lan mooy alternative bi il faut nga proposer lu alternative loo xam ne ñu doon dagg garab yi daañu ko mën a bàyyi parce que garab yi itam faaw ñu dagg leen duñu fa nekk di maxe wala yooyu ñi koy exploité di ci jariñu nag Sénégal na ci jëkk ci ñi ci jariñu moom ak ay doomam moo gën a nekk farata bu taxaw tey Mansour ba tey ci kàddu yu tukkee ci njiitu réew bi mu àddu jëmale ko ci loi bi ñu fi tegoon ñeel luwaas bi nga xamante ne boobu ba tey mënuñu ko matale président Macky Sall nag ci ay kàddoom muy nangu ni kon daf ca lajj mu rax ci dolli sax ni moom amul jumtuwaay yoo xamante ni dina mën a wañ loxu ñi nga xamante ne ñoo moom seeni ay kër bu ko defee ñu wàññi njëgu luwaas bi li ni mel nag ki di Félix Mboup moom mu ngi koy ñaawlu bu baax a baax di xam ne ni loi bi dañu koo toggul ba mu ñor laataa ñu ko yàq collectif bi ëmb locataires yi ñoom ñu ngi xam ne ni dinañu amal ab doxu ñaxtu dippee ko une marche 500 000 locataires dans les rues bu ko defee autorités yi daal di sëgg ci jafe-jafe yooyu la ñuy dund ñu mën a wàññi njëgu luwaas bi ñu ondi ceeg moom Félix Mboup moo di dafa doon loi boo xam ni des koo paraparaxee élection jub si na mbaa bëgg na neexal nit ñi rek ñu paraparaxee loi ba tëggin ba baaxul au lieu mu régler problème locataires yi dafa dugal ci locataires yi leen dugal góota may wane aussi que ni ab loi lu mu bon pour application mu de poser problème mais su fekkee loi bi mën nu koo appliquer li ko waral mooy danoo nekk dans un pays boo xam ni y a pas d'autorité de la part de l'État, il n'y a pas de fermeté de la part de l'État. C'est regrettable que le président de la République ni moom daal du koo xam ni day dugg ci diggante bailleur ak locataire mais nous avons toujours dit que le secteur du loyer doit être régulé. Maintenant le président de la République en tant que institution su fekkee dafa taxaw ni moom mënula dugg ci diggante bailleur ak locataire mënut a régler problème locataire kon day mel ni dañu bëgg a wax ni dellu leen fa ngeen jógee fa ngeen cosaanoo
association bi ëmb ñuy xeex ak yelleefu locataires yi ñoom itam ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax ñoom ñi nga xamante ne sax bokkoon nañu ci liggéey ba commission de régulation ba doon amal ñuy xam ne ni seen temps ci boppam la ñu leen yàqal ñoo ndu ci ak Elimane Sall àdduna ci micro di met ndaw li nga xam ne moom la suñu njiitu réew wax ndax location bi tey ku waxal yàlla xam ne dafa jéggi dayo nit ñi ba ñuy wàññi 2014 situation bu ko raw la ñuy dund fi mu nekk nii bu ñu toogee nag ba dégg président de la république mu ne moom mënatu ci dara ñun de am nañ njàqare kon nag locataires yi ak ñëpp ñu nga xam ne ay sénégalais lañ de bonne foi et pris de justice def nañ constat bi et dinañ jël date ak histoire que ni moom moo nekk le premier président de la république bu wane ne dafa lajj ci benn secteur nangu ko itam. Mansour njiitu réew bi laataa moo nangu sax ni da ci lajj nit ñi xamoon nañ ni xëy na mënu ci dara. mënu ci dara metti na nag mais loolu mooy dëgg président mënu ci dara xam nga leen moo tax ñiy luwee ñoo moom seen i kër yi bopp te ñiy luwee di tabax xam nañu ni ciment dafa yokk fer dafa yokk pont dafa yokk peinture dafa yokk carreau yokk main d'œuvre dafa yokk lépp luy dem ci bâtiment dafa yokk te am na ñoo xam dañuy tabax ba noppi desal ay néeg yu ñuy loué pour di ci fortaatuñu lu ñu dépensons parce que jamono neexatul am ñoo xam ni dañuy dem ci banques yi lépp ay centaines de millions pour tabax dañuy loué nguur gi président mun na lajj ci contrôler location bi mais xanaa du wax ni lajj na ci wàllu programme d'habitat njort naa ni foofu la lajjate gi nekk nag te foofu la ñu war a jubbanti ngir jafe-jafe yi am xam nga ki njëkk a wax sànq laataa Elimane Sall nee na xanaa dañoo bëgg ñu delluwaat suñu dëkk mais c'est une bonne chose c'est-à-dire que nit ñi faw ñu fàttaliwaat leen nii leen fa ngeen jógewul ñëw Dakar di fi daan doole bu ngeen ko bàyyee def ko noonu kaneen def noonu dëkk ba gent te ab dëkk deesu ko gental ku gental ñu jënd sa tooli maam soppi la fa ab surga c'est-à-dire que nit ñi fokk ñu gëm politique boo xam ne am na loo xam ne nguur mënu ko parce que ñun ñëpp xam nañu suñu nguur yi lajj nañu ci wàllu dëkkuwaay yi xam nañu ko loolu mooy tax lotissement yi am ci Ndakaaru dagg nañu aéroport ay kër yenn saa ñu tabax ñu ñëw daaneel ko jox ko ñeneen jafe-jafe yooyu di am da ngay xam ni gouvernement bi wane na incapacité am ci côté boobu noonu léegi nag yow yaay nekk sa magum lëndëm ku la dajul nga daj sa bopp xali xam nga lan moo jafe dëkkuwaay mais foo ko am soriwul ñëpp mënuñoo dëkk Ndakaaru parce que Ndakaaru yaatuwul Ndakaaru Thiès ko gën a yaatu Louga ko gën a yaatu région yi nekk Sénégal yépp gën a yaatu Ndakaaru yaatuwul mais ay nit la bari la dans ce cas nag yow nga dëkk Kaolack yow nga dëkk faneen mais bu fekkente ni même Dakar ngay liggéeyee di nga wàññi sa location Dakar mais dina la permettre nga am jom xam ni da ngay ñibbiwaat tabax fa nga dëkk mais bu liggéeyee Dakar di loué ba retraité dootoo ñibbi fa nga dëkk parce que amoo fa woon dëkk waaye waajaloo sa bopp nit ñi faaw ñu gëmloo leen retourner ci fa ñu dëkk am fa kër village day soppaliku nekk ville yow nag war ngaa bokk ci ñi dugal seen loxo ci muy soppaliku nekk ville fu courant am ndox am fa nga am fa yoon donte yoonu suuf la woo fa eggee jéem fa am dëkkuwaay te ëllëg ngay kaas pour ñu defal la fa ab tali mais it nag am na loo xam ne du responsabilité gouvernement de responsabilité individuelle la kenn ku nekk na jàpp ni dëkkub maamam war na faa am kër gu baax goo xam ne ëllëg bu làmbaay ñaawee mu mën a daw dem tuxu fa mais ñëpp mënuñoo dëkk Ndakaaru tey jàmbat location dafa cher location dina cher xat yi te boo bés bu la yàlla nattoo nga entamé tabax benn néeg kese benn néeg laa la wax de di nga xam ne location mënut a yomb ndax li ñuy tabaxee néeg ba bu doon junni léegi ñetti junni la location mënut a yomb nguur gi ba mu lajjee yàgg na xanaa koy démb la ko président di soog a nangu rek location bi mënut a yomb Fatou waaye locataires yi ñoom nee nañ duñu fi yam dinañu def seen marché dinañu fexe ba ñu wàññi location dafa war a yomb nag xam nga dëkk aussi dafay am li nga xamante ne moom moo koy doxal presque dans tous les pays capitales yi ñëpp xam nañ ne location dafay cher mais prix location bi am fii Dakar prix la boo xam ne dafa jékki dayo parce que am sa kër tabax ko bëgg ci fayeeku pendant 30 ans la nga ci waroon fayeeku nga ko 10 ans nga bëgg pendant 30 ans li nga ci war a fayeeku nga bëgg ko fayeeku ci juróomi at ñaari nekk yoo xamante ne boo fa duggee tàngoor di la bëgg a rey ak saal doo nooyi ñu la koy luyee 250 300 000 francs nga dem fu gën a sori ndax jàpp ne xëy na foofu moom moo gën a sori nga xalaat sa transport xalaat péage ba ngay aw pour boo génnee Dakar te boo demee foofu nga xam ne tey moom lañ tudd ci ay cités yu bees yoo xam ne yomb na nga dem Mbaaw nga dem fu ci mel ne Almadies 2 nga dem Kër Massar ak feneen location bi mi ngi gën di jéggi dayoo wute ak ñaari at yi nga xam ne moom moo weesu mbir mi nag lenn moom moo ciy am moom mooy ñun am nañu dëgg taskatu xibaar yi yàgg wax ne di ko analyser di ko commenter que c'est un échec
heureusement que le président de la République Macky Sall l'a reconnu. mais li ñu ci metti moom mooy wala li ci war a taxaw pas metti mais li ñu ci war a taxaw seetlu moom mooy metti bi wala échec bi daf koy yéex a avoué. c'est-à-dire que depuis 2014 bi ñu ko voté à l'Assemblée nationale ñu demaat ñaari at Abdou Karim Fofana ñëw fi nekk ministre. ñu ne dañuy teg observatoire de l'immobilier. ngir saytu li nga xamante ne moo jëm caution ak location. ñu ne déet waaye Aminata Assome Diatta bërki Demba Ndiaye yàggul ay weer la toll dajale presque tous les services concernés. fa nga xam ne mooy jam ñaajo ñu taxaw waxtaan nee nañu ba taxawalaat geneen kuréel yamuñu fa ñu ne dañuy fexe ba caution bi dañu koy def ñaari weer ku ko respecté wul ñu jël ay daan te ko sa kaw. amul lenn luñ ci def c'est-à-dire que balaa ngaa nangu sa échec dafay fekk nga def ay jéego def ay effort. une loi boo ko tegee da nga koy wutal ay garantie teg li nga xam ne mooy garde-fou yi nit ñi bañ ko jàll. mais mënoo ko teg lu dul da ngay jékki-jékki ba mu yàgg. nga xam ne yaa ngi jëm ci ay élection nga tàngalaat réchauffé waat ne defaat nañu caution bi tout en sachant que ne sur les réseaux sociaux ak ñuy loué location bi ñu ngi laajte ba tey caution 3 mois jàpp 4 mois et l' état laisse faire pour aujourd'hui ñëw jàkkaarloo askan wi ne leen dama ciy échoué. alors que l' état moo ko war a réguler parce que dans tous les pays booy liggéey balaa nga am location dëkk yu développé yi da ngay joxe sa contrat de travail. yóbbu li nga xam ne mooy sa salaire ñu xam yow lan nga àttan pour luye la Sénégal ngay yor doo yor dara. nga dem wala doo yor sax loolu nga xamante ne mën nga ko fay mais da nga koy dem jéngu amal borom kër gi parce que tout simplement location bi dafa cher et que dañu ko war a régler yamul rek nag avouer ko ne mënatu ci dara daf ko war a régler parce que un état loolu lay jariñ dans un pays lu jëm ci location état daf koy régler dans tous les pays développés dañ ko fa régler lii ak lii mooy surface corrigée lii ak lii ngay jënde lii ak lii ngay jaay c'est pas parce que kii dafa cher ciment béton dafa cher que da ngay tabax benn kër bëgg ci fayeeku li nga war a fayeeku dans 10 ans nga fayee ko 1 an 2 ans muy jafe-jafe boo xam ne li muy indi tey mooy leneen nit day dugg ci kër loué te amaana du am lu mu fayee mu pare di dawloo borom kër gi amal ko ñetti weer ñeenti weer juróom benn weer ñoom it borom kër yi ñuy am jafe-jafe donc la responsabilité foofu est partagée jafe-jafe la ci ki nga xam ne moo am këram di ko loué parce que mën na cher nga dugg ci te doo ko mën nga di ko dawloo doo ko mën a fay muy jafe-jafe mais état moo war a siffler la fin de la récréation pas tout simplement taxaw ne